jërëjëf salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna mbokki ñu ngi leen di nuyu saa su ne ni leen daan nuyoo fii ci Sénégal Buzz 221.com ak ni ñu koy defee saa su ne ñoo leen di indil ñenn ñi nga xamante ne yéen a ngi leen di xaar fii ci Sénégal Buzz 221.com waaye ni ñu koy defee rek ak yéen di leen indil li nga xamante ne moom ngeen bëgg leen indil li nga xamante ne moom ngeen di xaar fii ci Sénégal Buzz 221.com mbokki tey dañoo ñëw seet si ki nga xamante ne mu di suñu papa Imam Makhtar Gueye ñu gën ko xam sur le nom de Jamra papa tey moom lañ leen seet si dalal leen ko fii nga xamante ni tey moo di Sénégal Buzz 221.com mbokk yi dañu koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokki internetu Sénégal Buzz 221 papa ñu ngi lay nuyu bu baax di la cher. waa kay ñu ngi delloo ziar jëkkee ko ci équipe bi yëpp technicien yeeg caméraman yeeg journaliste yi chroniqueur u Sénégal Buzz 221 te di sorale si nuyoo bi seen mbooleem téléspectateur ak seeni followers yi di leen baal wax ci bés bu tedd bii ñu weesu di Aïd el Kébir ñaan suñu borom mboolem xeetu jaamu yàlla yu ñu ciy jaamu yàlla ñu ci suñu borom nangul te def jàmm ci réew mi. yaakaar naa ni noonu la nuyoo bi ba taxit dañuy rafetlu bu baax li nga xamante ni moo di nuyoo bi waaye laata ñuy développé suñu waxtaan ak moom rek papa yaakaar naa mbas mi ngi ci réew mi te dañuy xaar ñu mel ni yow di porteur de voix joxewaat li nga xamante ni moo di seen sensibilisation sensibilisation ngeen delloowaat ñi nga xamante ni moo di askanu Sénégal. waaw ñun ci beesu feebar bi vers mi-mars doon nañu def ay vidéo yu ndaw ci wàllu sensibilisation sur les mesures barrières waaye je précise que à nos frais lañ ko defee 15 état dugg ci 15 ministère de la santé dugg ci di leen wax ñuy moytandiku regroupement yi accolade yi saafonte yi poignée de main yi xamal leen ni tamit doomu jàngoro bi di microbe Covid-19 bi moom du jóg di naaw amul ay tànk di daw wala ay laaf yu muy naawee déedéet nit ñi ñoo koy joxante seen biir alors bu ko defee itam ñu doon yeesalaat nit ñi rek affaire wàllu cet boo amee course boo def doon télé bitig bi ci angle bi rek nga demoon jëndi mburu wala dara comme que diggante foofu ak fii laal nga ay poignée de porte laal ay comptoir foofu itam digle nañu lu muy gàtt-gàtt te loolu yomb na ku ne nga fab saabu raxas sa loxo ba mu set wala boog nga jël gel hydroalcoolique voilà yooyu rek la ñuy yeesalaat te di ñaan suñu borom ñiy def communiqué yi ñuy wax lu nit ñi xam parce que tout le temps nga naan waaw ministère de la santé nee na am nañu tant de cas importés am nañu tant de cas communautaire am nañu tant de cas contact dama am sama béjjëm bàjjen mu ne ma luy cas communautaire luy cas contact voilà ñoom nañu góorgóorlu ci loolu di utiliser kàllaama yi ci réew mi wolof ak alpulaar ak soninke ak bambara ak soose comme que ñoom ci olof lañ koy defee muy la langue nationale la plus répandue cas importé mooy ko cas boo xam ne moom moo dem bitim réew jegaane feebar bi indi ko ndax bu ñu fàtte ne mbas mi mu ngi dugg ci réew mi le 2 mars cas importé la loolooy cas importé alors cas contact mooy koo xam ne feebar bi ñëw na ba noppi nga am contact ak moom moo xam ngeen bokk service wala ngeen bokk benn car wala leneen mu daal di la ko wàll am contact yow wàll la ko cas communautaire mooy ku am doomu jàngoro bi te xelam dajul ba mu mën a jàpp ba xam fan la ko feebar bi dale voilà yooyu nañ koy waxee nit ñi noonu comme ça nit ñi itam dana leen armer moralement ñu mën di ko sóoraale ci seen i posture ak seen i attitude ngir mën a sàmmanteeg mesure barrières yi kon nag yàlla nañu yàlla defal sutura ndax gis nga de 2 morts au mois de mars gis nga léegi ñu ngi ci 200 et quelques morts kon ça veut dire lii du affaire u caaxaan te li ci gën a metti nag ay kilifa yu ràññeeku la yóbbu ñu baax ñëpp a ngi dem ñun ñu ñàkk solo yi rek a fi des yooyu itam ci ay avertissement ak ay signaux yu ñu suñu borom di jox la ndax moom ci téereem alxuraanam bi bari na ay passages yu muy naan attention maa ngi wax ak ñi nga xam ne mën nañu interpréter samay signes attention maa ngi wax ak ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo seeni xel kon nag lii bu amee paj bi baax na milliards yi ñuy génne 1000 milliards pour la force n'est-ce pas de riposte Covid-19 baax na waaye nañu boole yàlla ci waxtaan wi de Donald Trump bii nga xam ne gënuñoo sax ci diine même moom ba mu demee ba jaaxle ndax bu dee ay jumtuwaay ci wàllu fàggandiku ñoo ñu ko ëppale ñoom ay usine masque lañu yor ay usine gel hydroalcoolique
ay usines yuy defar ay pompe d'assistance respiratoire waaye gis nga ni leen mbas mi def mu daal di mujje moom itam dal di woo ay rabbin ay prêtre ak ay imam waxtaan ak ñoom ba mu génnee moom ci làmmiñu boppam joxu ko conseil en communication wala keneen moo ñaan américains yi nee la 15 bii di ñëw nañ ko def journée nationale de prière c'était au mois de mars voilà donc loolu Macky Sall war na yomb ci moom nit ñi mën ko suivre ci loolu ndax fii dëkku diine la 98% de croyants musulmans et catholiques confondus alors war na yomb ci moom itam mu jël officiellement kaddu ñaan sénégalais ñu dellu ci yàlla amoon na fi en 92 bekkoor bu metti bi fi amoon tawul waa kaw gi sonn Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh def déclaration daal di ne waa météo bàyyi leen di wax naan tawul aha kay mu ngi taw waaye bu niir yi ñëwee ba tiim dëkk bi muy dëkk bu bari bàkkaar bari mooy yàlla malaaka yi dañuy puus niir yi ba ca géej ga mu tuuru foofu kon Sénégal a ngi taw waaye ca géej ga alors ci la ko Abdou Diouf déggee am ci waxtaan ak moom boole ko ak ministre de l'intérieur Madiang Khary Dieng ñu daal di waxtaan Madiang Khary Dieng def benn communiqué wala boog arrêté ministériel daal di joxe ndigal pour ñu tëj baar yi tëj dancing yi tëj salle de cinéma yi ñu arrêté lamb yi arrêté place footballukaay yi wurikaay xaalis yi te pendant ce temps ne ñëpp a dem ca jàkka ja suñu mbokki chrétien yi dem ca jàngu ba ñu toroxlu istixfaar yi dal salatul fatiha yi dal xasaayit yi di dal jaratul kamal yi di dal waaye daal ñu ngi ko tàmbalee timis balaa minuit asamaan si ne yuret fanaanee taw ba bërset keroog la première fois la dégg la notion d'inondation kon xam nga suñu borom moom du wax waxeet de lu mu wax def ko dafa ne du ma ne ñàkk yéen ngeen di tooñ parce que dama leen bind ci matadi waaye ku tooñ na nga reconnaître sa tort nga def sa repentir jéggalu ma jéggal la ba ñu ko defee mu jéggal ñëpp kon nag corona bi na Macky Sall woote journée nationale de prière kooku ñëpp a ko koy nangul bu ko defee s'il le faut mu nekk benn jour comme jour férié rek ñu defee ko comme li ma nettali léegi ci bekkoor bu métti bi fi amoon ba sëñ Abdou woote bañ ko wootee yàlla du tënk xam lu jaam yàlla nee na jaam bi su ma dul ñaan sax dama koy mere waaw nee na daal ñaan leen ma may leen sant leen ma dolli leen kon na yàlla nañ ci yàlla may dégg ak topp incha allah. yaakaar naa loolu ay kàddu yu am solo la yoo xamante ne lu ñu war a bàyyiwaat xel la lu ñu war a jàngaat la parce que yaakaar naa ne ay kàddu yu am solo la mais papa laataa ñuy ñëw ci li nga xamante ni tey moo di actualité ba tey damay des ak yow ci actualité parce que ñu ngi gis fan yi macha allah yaa ngi def sortie yoo xamante ne ay sortie sociale la ànd si ak ñi nga xamante ni ay kuréel goo xamante ni ngir dimbali li nga xamante ni moo di ay doomu aadama yu nekk ci ay jafe-jafe loolu lan nga ci développé laataa ñuy ñëw suñu waxtaan. waaw xam nga loolu dafa bokk ci bànqaas yi nga xam ne ci la Jamra di yëngatu ndax diine boo dem suñu borom a ngi ci ñaax nit ñi ci loolu maanaam dimbalinte ci suñu diine ndax boobu laa gën a xam nee na ad diinu nasixa nee na diine laawente biir la diine mottalinte la jàppalante la alors ñun ci cadre boobu à part xeex yu bon yi yàq jikko yi borom ñaari tur yeeg sàngara seeg jakarta bi ñuy jaay ci école yi xale yi di ko naan di mandeek tout ça ba état bi dimbaliñ ci ñu am ci ndam parce que arrêté nañ jakarta alors à part yooyu dinañu def ay actions de solidarité et d'entraide waaye damay leeral ni nag amu ci benn médiation boo leen dégg ne Jamra def na ko te du seen borom ñoo ñëw sàkku si ñun ñu dox tànku jàmm seen diggante ak état xëy na comme que yaa ngi wax waxi actualité xëy na yaa ngi def allusion ci crise bi am Sénélec société nationale d'électricité alors foofa li ko sabab du dara lu rek avancement technologique rek xam nga saa wu amee rek dafay am ay conséquences sur la sécurité de l'emploi mu di compteur yi ñuy wax woyefal xam nga li ko wuutelee compteur classique yi amul facture amul relevé compteur amul relevé index amul coupé compteur boo fayul yaay gérer sa consommation alors Senelec daal di def benn xayma nag ne comme que ñooñu ñëpp dootuma leen soxla ñiy relevé index yi ñiy defar facture yi ñiy yóbbu facture yi ak ñiy coupé bu client bi fayul wala client bi bu fayee ña koy rétablir xayma leen mu nekk 700 personnes ñu dàq leen mu metti ci ñoom lool c'était en 2015 alors bu ko defee
ñoom itam wax dëgg yàlla xam nga rek ku jaaxle rek foo mën a yaakaare wallu rek da nga fay dem nañ ci ay syndicats yu bari maa ngi gërëm taxaw bi nga xam ne mon frère mon grand frère Mody Guiro def na ko ci dossier bi daal di leen booleeg benn loxo ni jorom bu ñuy wax Lamine Fall. Lamine Fall itam xar na ci tànk tubéyam jaanam wàcc na ndax dem na ba toog ak direction bi ba am lu ñu xaatimante ak ñoom mais malheureusement loolu tubaab di wax lettre morte fa la mujjee ndax dañ ko foog def ko ci tiroir yi 1 an et demi yëf yi bougé wul si la liggéeykat yi wëlbatiku nag sàkku si Jamra mu dugal ci loxoom noonu la demee looloo tax Jamra dugg ci waaye ñun duñu dugg lu si ñoon newul bu ko defee ñu ngi gërëm tamit DG ba woon Makhtar Cissé ba ñu waxtaanee ak moom mu daal di gis ne effectivement ba tey personnel boobu ñu dàqoon soxla nañ leen muy ay électricien ay comptable ay monteur ay caissière et cetera alors ñu daal di tàmbali nag di leen réintégrer par groupe parce que xam nga session budgétaire bu ne dafay am lu muy àttan alors en 2016 ñu daal di réintégrer sur les 700 ñu réintégré 200 2017 Makhtar Cissé daal di réintégré waat 200 nga muy 400 voilà après nag xam nga il a quitté la Sénélec pour dugg ci gouvernement bi waaye balaa muy dem réintégré waat na 93 yëpp nekk lan 493 alors kii tamit kenn demul mu des ki ko wuutu di Pape Demba Bitèye wax dëgg yàlla yaatal na ma recevoir na ma ba Jamra continuer ay jéegoom ci médiation bi fii may wax ak yow nii le 6 bi passé lundi le 10 dañu waroon xaatim ak direction Sénélec non ginnaaw bi ñu xaatimee ak direction Sénélec un protocole dañu waroon daje ak yéen taskatu xabaar yi fii ci salle de conférence bu au conseil du dialogue social bu suñu jigéen ju baax ji jiite di madame Innocence Tap Ndiaye alors lundi lañ ko waroon def le 10 mais malheureusement nattu am ci diggante bi mooy soxna Innocence Tab Ndiaye boroom këram di suñu xarit di journaliste bu xariñ mais à la retraite léegi ñu di ko wax Mamadou Alioune Ndiaye moo wàññeeku voilà moo tax def naa communiqué ci suba wax presse bi ne soxlawul ñuy déranger dañu nekk ci dëj bu dëj bi passé dañ jàppaat bés alors donc boo ko totalee daanaka ñu ngi ci 500 et quelques 510 et quelques travailleurs yu nekkoon dans le chômage toog 39 mois sans salaire ñu ngi liggéey yooyu nag na ko média yi di wax na média yi di wax bii nga xam ne bu ñu jógee ci Sénélec moom la ñuy enchaîner muy les 93 veuves yu anciens combattants ya daanu ca guerru Golfe ba seen i indemnisation ñëw ay saay détourné ko Jamra ngi ciy dox ba jokkoo naa ci ak président de la République am na dossier buñ koy préparel jokkoo naa ci avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite parce que Arabie Saoudite lañ doon wàllu parce qu'ils étaient menacés par l'armée agressive de Saddam Hussein alors yooyu aussi mu ngi nekk en de bonne voie buñ ci tolloo dinañ leen woo dans le cadre d'un point de presse rendre leen compte voilà kon yooyu c'est le volet le plus important des activités de Jamra la solidarité et l'entraide moo tax maa ngi remercier seen plateforme bi nga xam ne ngeen def lu raar laaj ma démarche yi Jamra di def sur le plan social sur le plan de la solidarité et de l'entraide wuuteeg sa yeneen confrère xëy na noonu la leen yàlla bindee li leen di itteel daal boo nee rangu rek ñu daal di jóg donc affaire u sexe tape ñu daal di jógati yooyu daal la ñu sawar waaye nag merewuma leen ci waaye dama bëgg rek ñoom itam nañu tëddee njaaxaanaay rek nañuy wax li Jamra di def rek te bañ di jël pàcc boobu daal di induire les gens en erreur ñuy def des communiqués des commentaires acerbes et erronés naan Jamra daal affaire sexe rek lay wax presse bi moo leen orienté ci loolu waaye loolu c'est le cadet de nos soucis. waaye loolu c'est le cadet de nos soucis ba tey dañuy desaat li nga xamante ne ak moom moo di waxtaan bi ndax it nu ñu koy waxee rek yaakaar naa parti yi nga xamante ne mi ngi ciy dox ngir réewam bëri na comme ni mu ko waxee rek léeg-léeg sénégalais ñooy xaw a vocaliser wu ci benn parti bi nga xamante ne mi ngi koy xeexee ngir réew mi waaye les cadre parti yu am solo la mais damay ñëwaat ak moom ci li nga xamante ne moo di actualité ñu bëri tey bu ñu xamee Jamra muy xeex li nga xamante ne xëy na mooy yenn problème yi nga xamante ne mi ngi daw ci chaîne sénégalais te d'accord uñ ci rafetlu wuñ ko te actuellement nii yaakaar naa plainte bi nga xamante ne déposé woon nga ko ci série bi nga xamante ne bi mu commencé daw ak léegi yàgg na yàggul plainte boobu noonu ak développement bi ngi mën a développer ci série boobu noonu. xam nga foofu itam am nga sa yenn naataango
féex rek ak mën a tooñ naan Jamraay kan ba bëgg a tànnal nit ñi lu ñu war a seetaan ak lu ñu warul seetaan xanaa Jamra dafa nekk gendarme de la morale wala directeur de la conscience nangam ak nangam ñooñu maa ngi leen di xamal ni yàpp Sénégalais yi weesuwul ngay dëkkal Jamra foofu ak Sénégalais ku ko xam ci faydaam attachement bi mu am sur les valeurs de la démocratie et de la liberté d'expression defe naa nga jóg di ko utal directeur de conscience kooku yaa ngi insulter la conscience du Sénégalais ñun suñu taxawaay du dara lu rek taxawaayu talibé taxawaayu consommateur te consommateur dafa am des droits à défendre et des enfants à protéger dinaay faral di jël exemple suñu doomu ndey yi nekk ASCOSEN ñoom Momar Ndaw association sénégalaise des consommateurs ñu ngi def li ba yoroon le marché fekk c'était périmé ak tamit des boîtes de conserve avariées gàcce ngalaama yal na yàlla dëgëral seen taxawaay waaye ñun jàpp nañu ne nag du seulement ceeb yu bon yeeg tomate yu varié yeeg yooyu yi dugg ci suñu biir yi mooy produit de consommation di ko xeex baax na waaye jàpp nañu ne aussi les dérives audiovisuelles yi posone yóoru xale yi di leen jox ay jikko yu bon di jalgati diine di leen banaliser homosexualité ba xale yi ñuy am tendance di jàpp ne Jamra dañu rey làmmañ rek ndeke góor jigéen dara new ci série yooyu aussi di posone yóoru xale yi c'est des produits de consommation alors ñu ne nag bu kenn wax au nom de quoi waaw nga def sa yu bon di posone suñuy doom xale yi di commencer di am des comportements de pervers gis nga bërka dem ba fii ci Sacré-Cœur rek ndaw soosu nga xam ne déficiente mentale la ñu jiiñ ko sàcc daaneel ko yeew ko waaw boo yeewee ndem li ngay woote dëgg la ci yow nee nga sàcc nga jàpp lu la tere yóbbu ko police waaye nga tër ko futti dënn bi filmer ween yi xaw yi suturam humilier ko jël vidéo bi sànni ko ci réseaux sociaux yi cette attitude perverse là venant de gosses de rien du tout ci yi ñuy gis la ak yi ñuy seetaan rek la ndax dafa am lu seen métier di tuddee l'influence subliminale de l'image c'est-à-dire à force ñu di la rabâcher une image des séquences des vidéos da ngay dem ba yàgg comme série bi ñu wax réewu leen parce que moom mu ngi suñu plainte bi di wane des séquences jouées par des acteurs qui jouent des rôles d'homosexuels dafay dem ba à cause de l'influence subliminale bi ma lay wax léegi dal di nekk une normalité dans l'esprit des enfants ñu dem ba jàpp ne ngóor jigéen ndeke dara réussi dara new ci Jamra bari waxte rëy làmmañ rek alors donc yooyu nga ne bu kenn wax alors réew mi ñëpp a ko bokk waaye yow doo toog rek nga am ay milliardaires des lobbies financiers yu laqatu sa ginnaaw di la ruux naan la fonce allez fonce alors nga di ci am sa xaalis di def sa poche nga ne nag père de famille kenn amul droit protéger sa njaboot noppi leen ma di leen balancer yu bon ak yuy yàq jikko yi yuy jalgati diine ji waaye bu kenn wax loolu mënul ne alors loolu waral ñun ñu faral di def li ñu yoon jox te yàlla di ci def ndam contrairement ak ñii naan waaw Jamra bu série jógee ñu contesté ko dañuy coow après du mujj fenn ñooñu xanaa da ngeen doon nelaw wala ngeen nekk en hibernation ba ñu tàmbalee di xeex les dérives audiovisuelles le 19 août 2000 contre confession érotique Babacar Kébé yàlla na ko yàlla yërëm président au conseil de l'audiovisuel ak Mamadou Diop Decroix mi doon ministre de la culture ñoom ñoo yëkkati daan yi dóor ko ci kaw ak ginnaaw plainte Jamra dóor ko ci kaw confession érotique arrêté nañ ko fëgg leen amende loolu anamu da ngeen ne amul résultat Jamra lu mu song day coow rek amul résultat Sen TV dawal na fi bu yàggul benn télé-réalité bu ñuy wax Kawtef waaye en plein tournage nga dégg actrices yi seen biir di daggantey saaga ndey xeex nañu ko au conseil jox ñu dëgg arrêté nañ ko fëgg leen amende loolu yu résultat ngeen naan Jamra day yëkkati benn affaire ak coow après mystérieusement kenn du déggati ñu ci wax am na ñuy wax sax wax ju ñaaw naan est-ce que neexalu leen ñu bàyyi. ñun bëri na jàpp ne dañ ay corrompu dafay am ci suuf ak yooyu noonu. arrêté nañ ko doo leen ko wax alors Walfadjri bi nga xam ni génne na fii le business du sexe ñu xeex ko non seulement plainte bi effet immédiat bi mu am mooy l'arrêt de la diffusion mais fëgg nañu Walfadjri 5 millions d'amende loolu du résultat maîtresse d'un homme marié ñu dal seen kaw CNRA ne leen bon 18 épisodes jàll na loolu béy wéy na mbuus waaye yi des na ngeen fexe yii Jamra wax te ñu bamtuwel leen ko ba mu leer
na ngeen ko rocc ci épisode yi ci des ñu ne waaw d'accord on va le faire ba organe de diffusion ba di 2S daal di confirmer par lettre ne léegi lu ñëwati dinañ ko yóbbu ci cabine de remontage seggat ko xel yëpp dal ndekete dañ doon nelawloo nit ñi en plein ramadan maîtresse d'un homme marié daal di récidiver man duma seetaan série mais ay ñu bari ñooñu yónnee ay extrait vidéo yónnee ko Babacar Diagne qui m'a confirmé que jot na ko ñu wane un homme et une femme sur un lit conjugal en plein ramadan xanaa boo leen respecté wul nit ñi ngeen ormal weer wu tedd bi alors ci la Babacar Diagne yëkkati nag la sanction parce que yëpp taxi la alors ne léegi doon nañu leen mise en demeure lu muy tekki mooy lii ñu leen tuumaal boo leen ko defaatee 5 millions yu d'amende yi ñu fëggoon Walf Fadjri ba pare arrêté série bi 3 millions d'amende yi ñu fëggoon Canal Horizon ba pare arrêté série bi ak arrêté série kawteef bu Sen TV loolu moo leen di dal kon fii mu nekk ni ñiy wax naan maîtresse mujjul fenn juum ngeen maîtresse d'un homme marié est en sursis bu ñu ko weddee nañ fi def lu day ni talfatal ay ne rek yoon dal seen kaw. yoon dal seen kaw ci yaakaar naa ne yooyee ay kàddu la waaye fu mu nekk nii mu am benn série boo xamante ne yaakaar naa àdduna yëpp ñu ngi koy joxeñ baaraamu tuuma ci li nga xamante ne ñu ngi koy dawal ci influence jeunesse bi ci yàq li nga xamante ne tey moo di jeunesse bi yaakaar naa muy di série infidèle boobu yaakaar naa dox jugoon ngeen ci di si dox ay tànk yoo xamante ne ci tànku ñaawlu yi nga xamante ne ñoom la ñuy wane ci télé. waaw infidèle amul benn acharnement contre infidèle c'est dans la continuité de notre posture de veille qui est notre droit parce que nous sommes des consommateurs pour ñu bañ di posone xale yi di porter atteinte à leur santé mentale et morale suñu droit la ñoom ñu ngi seen droit di wuti xaalis di investir di defar ñun ñu ngi suñu droit di xool di segg lii ñuy tuur ci yóoru xale yi ndax baax na wala déet c'est tout alors kon infidèle également ay père de famille ay éducateurs ñoo indi ñëw yónnee ñu ay extrait ñu woo Babacar Diagne mu ne moom itam jot na ay extrait kon affaire bi ñi mu naqari bari na alors werante amul ni ñu ngi ci kañ maanaam di màggal ak di glorifier à travers des séquences perverses li gën a yées ci jikko doomu aadama bokk na ci l'infidélité conjugale bokk na ci l'adultère bokk na ci la fornication maanaam njaaloo ak mooy yàlla ci wàllu sëy ñu di ko ci defar taara nga xam ne sens bi nga am sens bi ma am keneen am ko ñu ngi admirer ñu joué loo ko rôle boo xam ne c'est pas honorable par rapport ak nom d'artiste bi ñu ko jox dans le film muy ndaw soosu nga xam ne mu nga sol tenue ibaadu bu rafet mais malheureusement yore benn kaye ñu jox visibilité dëgg du yoon parce que ñooñu alxuraan rëbb na leen ci fukki fatwa ak juróom-ñett da ngay jàngale waneel lu baax mu daal di impacté ci yóor yi ak ci xel yi ak ci ruu yi ak ci xol yi waaye nga ne da nga bëgg a jàngale fop lu bon mu ne fàng Seydina Mohamed doon na wax ne lu bon nga bañ koo jëfe bañ koo wax bañ koo wane moo gën waaye boo ko mënul a bàyyi bul ko siiwal alors kon nag ñoom ñu ngi ramé à contre-courant des enseignements de toutes les religions booy jàngale ni mag ñu baax ñi def mag ñu baax ñi tëdd fii ba ñun ñëpp ñu jox ñu ay jikko yu rafet ba le Sénégal est admiré dans le monde ci esprit de tolérance démocratie maanuteem nga def loolu ñoom dañ lay jël utal ay œillères ne la lii mooy lu baax bul xool lu bon waaye ñoom nee nañ dañuy indi lu bon pour jàngal ñu jàngaluñu ñu ngi pervertir xale yi parce que am na xale yoo xam ne ñu ngi commencé di admirer yenn actrices yi defkatu ñaawteef yi te itam nga ne bon dañuy yàkkamti rek waaye xëy na boo demee ba ca fin ba sa avant dernier épisode ba wala ca dernier épisode ba vous allez voir que voilà ce qu'on voulait mais balaa booba ñu bari gedd nañu ndax ñaawteef yi ci ne violence sexuelle bi ci ne pornographie bi ci ne ak di jël des symboles LGBT di ko filmer di ko génne alors ñooñu bu ñu defee deux rek dootuñu bëgg a xoolaat nga perte ñooñu
ana enseignement bi ngay wax loolu waxu naq sa xandang la wax ji daal mooy ils veulent choquer pour s'attirer le maximum de gens waaye choquer nag tooñ la bu ñu amee 48 plaintes pour la première fois dans l'histoire du Sénégal benn série rassemblé 48 plaintes mooy li Kocc Barma di wax rek ne ku fukki nit tufli moom foog nga tooñ voilà nañu am l'humilité de reconnaître que juum nañu nañu am l'humilité de reconnaître que bari na ay erreur dans cette production alors am na ku may dégg nag benn journaliste naan waaw œuvre jàmbur la Jamra ku jóg mu plainte waaw nañu bàyyi œuvre jàmbur boo demee investir na ci fay actrice am ak i acteur jënd matériel am ba noppi boo demee sax leb na banque waaw ma ne ko aha ñi fi indi woon en 2016 2017 2018 cette dosette alcoolisée ndax xale yi ci école yi parce que ci école yi lañ ko doon jaayee nee leen jus d'orange la wala jus d'ananas suñu mbokk waa Ascosen yi xelal ñu ba ñu dem ci benn laboratoire privé fay ndekete y a 10% d'alcool ci biir xale yi di ko naan di ñàkk kersa di wow bët di ñàkkee teggin seen i enseignant Macky Sall moo ñu ci dimbali te ñu ngi ko ciy gërëm ndax bañ ko bindee deful 1 mois mu joxe ndigal en plein conseil des ministres au mois d'avril 2019 daal di sas Aliou Sarr le ministre du commerce ne ko defal arrêté ministériel et portant interdiction sur l'étendue du territoire national lépp lu niru Jakarta salañ ak namp bi ka def loolu posone ay xale il est vrai que Macky Sall yéex naa jël décision ndax fekk na ñaari xale ñàkk ci seen bakken par overdose fii ci HLM donc ka def loolu posone ay xale œuvre am la investir na ci boo demee sax am na ci ay bor yu mu fayul est-ce que c'est une raison parce que œuvre am la parce que investir na ci ñu di ko bàyyi muy jël sàngara si di ko jàngal xale yi ci école yi dès le bas âge kon loolu itam du wax ay kii œuvre jàmbur la waaw bu dee œuvre jàmbur la muy nekk un tremplin buy kañ l'adultère di def la promotion de la fornication ba pare di dugal ci biir des symboles LGBT bu ci dugaloon 14 milliards nag te baaxul ci jikko yi baaxul ci diine ji te mën na féewale des gens entre eux ndax yaa ngi laal ci murit yi ci Maam Jaara moomule yaa ngi laal ci Baay Faal yi ndax rijaal bi njaaloog sërëm bi mu bokk ndey ak Baay Faal la alors parce que œuvre am la bu kenn wax alors donc wax jooju itam waxu ku daanu si saret la nañ ko fopp tegee ko ne te dëkk bi ñu teg ko ci yoon mu di ñun ñëpp ñoo fi nekk di ay sénégalais bokk fi des droits et des devoirs parce que la liberté d'expression elle est garantie par la Constitution cette même Constitution qui donne le droit à chacun de s'exprimer librement, d'exprimer librement son opinion, permet à d'autres d'avoir un point de vue différent. kon nag y a des milliers de dizaines de milliers de Sénégalais yu mer ci yu bon yi nga xam ne série bi mu ngi koy sëmbaxtal ci suñu xel ak suñu yóoru doom yi chaque jour def nañ li yoon wax nag yoon déglu nañu yemuñu ci mu déglu ñu jox nañ ko ay extrait vidéo voilà léegi nag yoon dafa war a tëddee njaaxanaay muy waa CNRA le tribunal de l'audiovisuel léegi dana leen entendre ñoom ginnaaw bi mu ñu entendre jeudi le 6 délégation dirigée par sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall ñi mettre en cause mu di la maison de production Ivine Prod ak tamit le support de diffusion Sen TV dina leen entendre lundi le 10 à midi bu paree ñu bàyyi ñooñu féetewoo àtte boobu dugg en conclave bu ñu génnee joxe seen verdict su boobaa ku nekk tooñ ba nga tooñ ak la nga def ak dégâts ya nga def nga daal di seet loo ciy jël ci sa wàllu responsabilité waaye ñun suñu jaan wàcc na alors donc sur l'ensemble des séries yëpp CNRA dóor na leen ay sanctions suivi de l'interdiction de la diffusion mooy confession érotique bu canal dañ ko arrêté alamaan waa ji 3 millions Kawtef Sen TV arrêté nañ ko te jotul a egg business du sexe bu Walfadjri arrêté nañ ko fëgg leen 5 millions maîtresse d'un homme marié ñu ngi nekk en sursis mise en demeure lañ leen dóor kooku xeetu sanction la mooy buñ ko defaatee la dal ñii ma tudd léegi moo koy dal léegi nag waa infidèle ñooy kan ba ñoom bu ñu jógee di def pire que tous les autres réunis ba kenn du leen wax dara ñooy kan ndax bu doon ñoom dañuy defar seen œuvre tëju seen néeg y a pas de problème
mais dañ koy balancer dans l'espace public parce que télévision yi c'est pas pour paa yeeg mère yeeg ak yooyu c'est pour tous les âges yow mënuloo sa soxla yëpp nga di ko couper di seet ndax xale yaa ngi seetaan infidèle wala déet ku am jot boobu kon nag moo tax yoon teg fi un régulateur muy CNRA te am nañ yaakaar ne incha allah dana def liggéeyam kon nag yàlla na yàlla dàqal réew mi seytaane def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk internet du Sénégal Buzz 221 yaakaar naa ni noonee la ñu ko dalalee woon moom suñu papa imam Makhtar Gueye ndax yaakaar naa ne waxtaan bi nga xamante ne séq nañ ko ak moom nekk na waxtaan boo xamante ne njëriñ la nekk na waxtaan boo xamante ne am na solo si ñi nga xamante ni moo di population sénégalaise rawatina jeunesse Sénégal yi nga xamante ne tey ñu ngi leen di influencer ñu ngi leen di dugal ci loo xamante ne yaakaar naa ne ëllëg xamuñu fu mu ñu mën a jëmee yaakaar naa ne mbubu boobu la porté combat boobu la porté ngir jëlee fi lépp li nga xamante ne moo di ñaawteef wala bonto fii nga xamante ne moo di Sénégal papa yaakaar naa ne kontaan nañ bu baax a baax ci dalal bi nga xamante ne dalal lañu lan ngay tàggoo ak rek mbokk internet Sénégal Buzz. waaw xanaa di leen masulu coono ak di leen baalu àq ci simili yi ngeen toog di ñu may nopp ndax am na loo leen coppati ci seen jot jagleel ñu ko waaw kon nag ñun mënuñu dul gërëm leen ci loolu te ñaan suñu borom nag liñ fi jot a séq ci laaj ak tontu mu nekk loo xam ne ñun ñëpp dinañ ci jariñu muy ñun ñi yoroon kàddu yi ak yéen yi ko doon taataan seen nopp alors yàlla nañu yàlla may dégg ak topp te yàlla nit ñi yàlla sàmmal suñuy kilifa diine yi ka ca gën a âgé le doyen d'âge ba ci ka gën a tuuti yàlla dëgëral seen taxawaay wéral seen i cër ñoom ñëpp yàlla nañ fi yàgg te wér yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi làq ñu Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbokk yi di kontaanaat bu baax a baax ci dalal bi ñu ko dalal di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allahu rabbi jërë ngeen jëf.